na buur maa ngi ñëw nuyoo ci sa xol sa jëmm ak sa tur ñoo niroo nuyoo ndaxte sama xaal ci sa xaal lay tëboo jox nañ la juróom yi fi dee yëg-yëg bi ak bakkan gis-gis beeg dégg-dégg ak làmmiñ bi ñaan jàmm sa askan nuy yàlla ak malaakaam yonenteem bi teew tey ci suñ malaan nuy buy àgg xadara pour suy day romb asamaan salaam asalaamaaleykum nuyu naa nuyoo bu sell ak yéene yaa salaam salaam asalaam kulluhum lépp lu yàlla nekkal nekkinam nekk si jàmm hello Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tout un chacun, je suis Pape Sidi Fall et je vous présente cette émission qui s'appelle Bold of waaw tey maa leen waxoon ne leen dinaa leen indil waa Akhlou Brick Paradise donc du coup je vais enchaîner très rapidement avec ce qu'on a l'habitude de faire parce que nous on a quelques cartes de crédit à offrir. Donc je vais commencer par dire salam alaikum à Nias de la part de Laika de Tambacounda, le manager de Akhlou Brick Paradise. jàppal ne waa Tamba yi ñu ngi leen nuyu. Donc du coup ziar naa leen bëgg naa leen et puis whatever life mu ngi gën a nice. ayca on y va directement vous offrir une carte de crédit Kirène avec Orange. Bu ngeen amee puce Kirène avec Orange. Donc prenez cette carte de crédit de 2500 francs, c'est pour votre plaisir. Yéen a ko moom. Donc ñi nga xam ne ñoom ñoo am puce Kirène dañuy def étoile 1 2 3 étoile comme chaque soir bu ñu dikkee ci émission bi loolu la ñuy njëkk a def. On va donner une carte de crédit à la fin de l'émission aussi. On donne encore une nouvelle carte de crédit. Je pense que la lumière elle est un peu bonne. Hein? C'est comme s'il n'y avait pas de différence. Hein? C'est bien. C'est pas grave. Alors, étoile, 1, 2, 3, étoile. Pour ñi nga xam ne dañu am puce Kirène avec Orange. Étoile, 1, 2, 3, étoile, 16, 29, 41, 96, 88, 97, 64 ngeen def jazz. Suba Dip Doundou Guiss pour la personne qui demande kañ ngay invité Dip. Demain c'est Dip Doundou Guiss inchallah. Alors je vais chercher nos amis de Akhlou Brick Paradise comme ñoom ñoo nekk suñu ay gan tey. Je m'attends à pas moins de 2000 voire 3000 ou 4000 fois. Waa Akhlou Brick fu ñu nekk ñoom. Akhlou Brick nekkuñ fi de. Akhlou Brick la moo leen dal xanaa kay man de temps yi lii di ma dal nii ñàkk respecté waxtu gi sama invité yi nekkee la xamul lan la dañ leen liggéey Deyza moo gën a neex a jot ara quoi. Deyza moo tane ara dafa dof. Ara dafa dofoon ba mu yàgg mu am jabar donc du coup dof day gën a dof. gars yi gaaw nañ kay carte déjà utilisée booy mooy pipe gars yi di ko jël. soo bëggee dalal bi ñuy waaj a dégg ba sa touche étoile ak 1 juróom-ñaari fukki dërëm la lii. allo. waaw déjà foo nekk. waaw ñu ngi nii net si ligne bi xaaral ñu dugg.
envoyé une demande waay ñu dugg waay booy gars yëpp yow la ñuy xaar ñëpp a ngi lay dégg nii fi mu ne nii. waaw leer na ñu ngi nii léegi. waxal aara mu nëbbu soxna si balaa cat di ko topp. waaw bu ragal loolu. Toi tu vas galérer ce soir. ayca waaw Raf ayca. Victorine Faye ne veut pas mes lunettes. Mes lunettes ne sont pas des lunettes pour le fashion. Mes lunettes sont des lunettes pour la vue. Si je les porte pas, j'ai pas de permis de conduire, j'ai pas le droit de conduire. Mooy loolu. Bëgg sama lunettes yi copain xaw ma soxna si rafet nuru na lu rafet nii rek ay photogré ay affaire yooyu yëpp mooy loolu. On est tous à l'heure, hein. Il n'y a que Akhlou Brick qui nous manque, donc je m'attends. Donc je rappelle le programme, demain ce sera Dip Doundou Guiss. Après je vais poster une photo de Boldof. Je vais dire à toutes les personnes qui sont là, on va choisir 5 rappeurs boo xam ne yéen a leen di choisir yéen ay tànn rappeur bi ngeen bëgg ñu inviter leen ko Boldof ngir yàlla ngeen choisiral ma parce que man su ma naree choisir mun naa choisir samay xarit mun naa choisir ñoo xam ne yéen ça ne vous dit rien. Vu que l'émission, c'est vous qui allez le regarder, donc je voudrais vraiment ngeen nekk si meilleures conditions wax ma kan ngeen bëgg Akhlou Brick jusqu'à présent. Subhanallah. Copain loolu nga wax noonu rëy na de je t'aime plus que ta femme. Bul waxati loolu waay. Góor du lem góor waay. Man de mënuma laa lem copain. Góor na borom njëriñ li ma yoroon ci lem yëpp lem naa ko soxna si ak Cheikh Ibra ak Sëñ Bamba. Sëñ Bamba Cheikh Ibra ay soxna seeg yaay ak doom ak yooyu dooru ñëw man samay lem jeex na ko waaw yéen du ngeen ma dimbale si waa Akhlou Brick yi booy bu leen ma sonal ak Dip ah yéen a ko gën a tay Dip suba lay ñëw bu leen ma fàtt ay Dip xanaa Dip moo ñu moom go waayeen booy Akhlou Brick dana dañ ma ñu ngi doon di ñëw waaw man dama jommi wala damay bëgg a waaru waaw wax leen Dip so barke restaurant su ngeen ma énervé dama koy annulé jël maam góor jazaak yéen réew leen sax Cheikh Sadibou Diaw mu ne luy Boldof xamoo luy Boldof de waa booy waaw Rafa ngi nii dugg na ñoo ngi nii seen yéen a ngi si laan bi kay maa ngi dégg mais booy envoyé wu leen demande en fait su ngeen duggee rek duma la waaw gis naa Akhlou Brick nekk leen fii di ma jaay rek naan ma ay Dip barke restaurant suba damay invité Mame Goor Diazaka yéen réew leen sax les jumeaux ngi noonu voilà bingo binga na ngeen def waaye ñooy cool mbaa yéen a ngi si jàmm waaye ñooy cool yéen a ngi si jàmm mbaa waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yow aara de man maa la teree dem Mbour waaw bëggoon naa dem xam rek mais boobu man wax naa gars yi ne leen yaay ñëw ba pare boo ñëw doon tey dama lay indil problème de ay problème yu ndam yooyu daal yow mënuñ la bañal dara yow boy seen affaire publicité bu leen ko dugal sama page bi de ay naan lu café yooyu noonu ay vrai dafa yaa ngeen boy ay seen publicité yooyu bu mu dugg si sama lëfin bi waaye yéen lan moo tax ngeen bëgg weex waa Akhlou Brick jàmm rek lii sax tayu ñu ko sax doo ko sax tay yéen weex bi tayu leen ko bilaay ci bari le ko macha allah kuñ topp da ngeen a bëri la ay yére yu weex de waaw gis nga kuñ topp ñu naan sow allahu akbar man kay xamoon naa non man am na rapport bu ngeen am ak weex maa la wax lii de na ngeen def yéen ñaar waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yéen ñaar kan moo si mag arab moo mag non Deyza moo mag booy man duma seen moroma ku mag yéen ñaar Deyza moo mag Deyza yaa mag nangu rek arab maa ko mag ci bëtu nit ñi waaye moo mag man ci bëtu yàlla
eh boy sérieusement ku nekk ku dugg fii dama lay laaj sa tur vrai sa âge normal nana nii nana yow déjà nan nga tudd vrai Matar Seck. comment. sa tur de. sama tur. waaw. Matar Seck non tudd moom Matar Seck de. pourtant genre tur yooyu ngay am ay genre Matar Seck yooyu noonu. non du tout man sa tur comme sa tur ni muy commencé Pape Sidia laa tudd. Pape Sidia. Pape Sidia Sène laa sant waaw. Pape Sidia Sène yow kay tuuti nga sa sant tuuti ñu nekk ay homonyme normal. yaa bi rek la. yaa bee leen. yaa bee ñëw tax suñu yaakaar. yaa de fu mu nekk moom day baax day gën a yaa man dama def Sidi rétréci yow nga def Sidi yaa. waaw yaa Sidi rek man yaa Sidi ah yow Pape Sidi. non Pape Sidi yaa aka Deyza Kala wala aka Rijal. d'accord Deyza. Deyza du saaga Deyza Kala nax. ah déedéet man maa ngi ci dégg. yow yaa fi nga tudd turu rappeur Deyza Kala nax turu saaga. déedéet déggoo ma ci turu saaga de. loolu sa tur loolu la ay Deyza Kala nax affaire yooyu. non man daal maa ngi ci déggee day is the color le jour c'est la couleur Deyza Kala. loolu daal laa dégg. après nga rappeurs yi bu njëkk ba dañu doon tudd ay Demba ji Posi après bu ñu leen laajee ñu ne dee bi mooy définition après non yéen ay vrai défin ngeen ay triant ngeen nga naan ay Deyza Kala alors Deyza yow yaa ngi tudd Pape Sidia Sène Deyza tu as quel âge. man samay at nga may laaj. waaw tu as quel âge. je suis dans les trentaines. tu es 32 31 33. ak ci xeet googu rek. donc je vais te mettre 32 comme ça va éviter les problèmes. Ara et arrête de faire le mignon ici viens. non du loolu de Pape Sidi moom fan la de quoi. ndax embauche la ne entretien wala. xam naa dañuy déposer carte d'identité toog photo carte d'identité lañ toog. eh kaay fii inspecteur police la bool dof la lépp lañ lay laaj affaire dof rek lañ lay laaj kaay. instant toogal comme puis photo carte d'identité. ok. Ara sa tur dëgg la. Mamadou. Mouhamadou. waaw Mamadou Sarr. Mamadou Sarr. waaw. waaye yéen kon groupe séeréer ngeen yor ni. Ngor Jiga. dafa leer. Mamadou Sarr. Ngor ak Jiga. Arafat bi moom mooy Arafat bi nekk Makka quoi. ci taxawaay ba. ah foofu tàng na de. macha allah. toi tu as l'âge de combien. dégguma. tu as l'âge de combien tu as combien de l'âge. never. waxal sa l'âge yow. bindal ma never. musoo nekk never man leer na ma ay 31 ans ay 28 ans yooyu ngeen. en tout cas daal aramu. defal never dégg la moo tax kii xamul maa moo ko mag parce que never nañ ma bindal. ara faala de léegi mu gaañu. ara daal am na jabar moom ara loo mënti dégg. moo ko waat parce que mag la di. loo mënti dégg. loo mënti dégg daal ara am na soxna moom. moo ko waat yéen ñaar fan ngeen xamante. nga ne. yéen ñaar fan ngeen xamante. man ak moom. Mbuur lañ xamante. non mais école primaire lañ xamante. mais avant tout tamit ñu ngi nuyu ñëpp gars yi ñuy seetaan avant que Pape Sidi sax ñu nuyu leen. waaw nuyu ndokkee leen lay la xarit bi ñu génn. démb la woon mu nekk bés boo xamante ni benn weer la boo xamante ni weer wu gën ci weer yi yàlla tuddee ko weeru koor mu jëlaat ci biir weer bi defaat fa bés bu gën ci bés bi. ba ñi am yaakaar mu nekk ci les 10 derniers jours waaye suñ demee ba toll ci 10 derniers jours yi rek jour bu romb rek nañ ne moom la bu ko defee jour bi bañ ñu raw ñu bañ a wax ne du bii ndax duñu woon ndax boobu la am du bii donc yàlla nañu yàlla boole la ci bés boobu ñun ñëpp ñu jot suñuy càkkutéef. amiin. maa ngi defaraat sama toogaay sax balaa malaaka bi di ma gis di ma noté zéro. macha allah yàlla dundul ñu fi li nga xamante ni aussi moom mooy mbas bi nga xam moo teg fii ci àdduna. mooy balaa bi yàlla wàcceel ñu ko ci barki Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu ñoo ngi béggee ñëpp di leen nuyu encore une fois wax leen ni leen c'est Mr Ara ak Deyza Kala ci boolu dof avec Pape Sidi Fall jaajëf. waaw d'accord bool dof wax naa leen ko je vais vous poser que des questions de début c'est pas la première fois que vous faites bool dof vous
c'est N reprise. ngeen di def Bold Off mais Bold Off virtuel nii ak coronavirus bi ak yooyu moom moo tax ñu defee ko noonu donc du coup je vais vous poser des questions assez basiques assez simples après au fur et à mesure ñuy dugg ci yenn questions yu xaw a tàng yi mais pour le moment j'aimerais savoir yéen ngeen ne école primaire ngeen xamante. dëgg la. yéen a bokkoon quartier wala bokku leen woon quartier. ñoo bokk même quartier di bokk di football dimanche di bokk. kon yéen vous êtes des amis d'enfance en fait. waaw amis d'enfance bokk di naan ataaya di demalante ci ay kër di dem di football yi gañ sa morning bokk ci gan yoo xamante ni guddi dañ doon yor suñu yet di seetaan film indo di Isambaka Zaj Zero Ra di dóorante. baax na mos naa leen fekk université aussi yéen a bokkoon faculté. waaw anglais. yéen ñaar ñëpp anglais ngeen nekkoon. waaw. vous n'avez pas regretté d'avoir arrêté les études. bon non parce que instant boobu daf ko waroon quoi nekkul dafa ñëw rek wala dañ ko tànn wala ñun ñoo ko bëggoon peut-être dans la vie aussi il faut que nga opter sa life xool lan nga bëgg a doon nekkul jàng kese si banc yi mën nga si tekki mën nga si nekk professeur anglais mën nga si nekk mën nga si nekk lu bëri mais bon ñu opté wu nekk si ay ci musique bi donc te ci ba ñuy def suñu licence si la tombé sax ñuy def suñu album Raise. On était trop concentré si production album boobu en 2016 2015. donc après 2014 2015 donc si lañ nekkoon di si réalité donc en ce moment là daf ñu doon xaw a sonal tuuti ak études yi après ñu concentré wu si musique bi ba moo ñu indil tey li ñu nekk incha allah. d'accord donc yéen ñaar yéen a bokkoon faculté yéen a bokkoon chambre yéen a bokkoon lépp quoi. waaw ñoo bokkoon chambre man de la Fosse laa defee sama terminal aussi moom mu jiitu woon ma benn année université. après bi ma ñëwee rejoindre may teewul li ma nekk de la Fosse yëpp heure bu ma wàccee nekk naa étudiant bi may def terminal ndax bon ci moom laa doon jaar moo ma nandal ci biir moo ma doon jox amaana parfois furat carte étudiant may dugg di añ ci añi étudiant yi xam nga ku ne jaar dem selfie dem central donc xamante ni yi ci bari jaar nañ ci ñuy nuyu waa université yëpp ak tous les syndicalistes yu nekk foofu que ça soit liste rose rouge orange et tout di leen bégge lu baree bari leen wax ni asi jaar-jaar la waaye xam ni aussi rëccuwuñ benn yoon xam-xam bi ñu fa doon sàkku te di wax rek ni tamit jàng du wut luy wees newul ni ci 4 murs yi rek la ñuy jàngee bi ñu paree jàng nañ ci 4 murs yi waaye aussi jàng nañ ci suufu mbaar mi bi nga xamante ni moo ñu xamal àdduna en même temps aussi terewul ba nii may wax ak yow ñoo ngi jàng parce que jàng moom dafa nekk loo xamante ni àdduna la rek mbedd mi tamit da lay jàngal c'est ça. Ara ak Deyza bu groupe Akhlou Brick Paradise ñoom ñoo nekk suñu invité pour les gens qui viennent de nous prendre en cours alors vous avez cheminé ensemble à l'université foofu moo njëkk a nekk seen concert je m'en souviens je me rappelle comme si c'était hier seen first concert bu ngeen def Dakar defe naa biir université la woon j'ai présenté d'ailleurs ce concert il y avait Fata et vous avez commencé à avoir un nom dans l'université et vous aviez déjà le soutien des étudiants et aujourd'hui bi ma leen gisaatee il y a de cela xawma 3 mois ou 4 mois bi ma leen gisaatee université ngeen di dugg si xale yu jigéen yi góor yi di daw di laxasu ma ni cey yàlla adduna daal loo gëm rek yàlla fekk si la si donc gàcce ngalaama les gars du courage je suis très fier de vous parce que vous êtes parti de rien pour devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui mais est-ce que du yéen ñaar seen relation bu yàgg bu sincère bi moom moo tax li ñu doon dégg ci groupe yëpp yu ci bëri tas na Sénégal on a un problème de groupe dès qu'un groupe voit le jour tout le monde dit ah ce groupe il est bien mais par la suite le groupe ne continue pas à faire long feu mais yéen ñaar lan mooy seen secret ba seen groupe mën a yàgg. bon secret groupe du dara lu dul déjà avant bu leen rap boole en fait. souvent boo gisee groupe yi tas yu bëri boo leen laajee seen nan la ñu juddoo dañ lay wax ne la kii dafa nekkoon ci groupe bële man ma nekkoon ci groupe bi après ñu rejoindre ñun ñu bokk groupe di ànd affaire yooyu comprendre cela veut dire à base ku ci nekk da doon rap après ñoom ñu booloo def benn groupe comprendre mais ñun nag ñun dunduñu loolu ñun nekkul dañu ku ne da doon rap non non dañu toog ba mu yàgg ñuy fawee rap ànd boobu rabaguñ quoi di ànd nekk ay boy nekk école primaire rabaguñu dem ba seem nag ci lañ gisee Fosco gars yi di ñëw di rap ñu lii mën nañ ko comprendre
après si lañ njëkkee def suñu premier son ku jur doom sànni yóbbu ko jël néega affaire yooyu xam nga commencé def affaire yooyu baby girl affaire yooyu di def xam nga man par contre maa ngi leen découvrir ñun la Boy Kane. gis nga ñun la Boy Kane loolu après la parce que ñun def nañ ay sound ay Galéabe ay agresseur waaw loolu yëpp ay 2011 ñu nekkoon si di ci foo xam li ma la mais après nag léegi nag ñun chance bi ñu am mooy que ñun nekkuñu woon di rap ba pare doog a xamante dañu xamante di ànd ba pare léegi dem ba si biir rek commencé rap léegi ñuy dem nag ndànk di dem ndànk nag rap doogu commencé dëgg si ñun nag ñu commencé rap ñu commencé bëgg musique xamoon ni bu ñu demee université dinañ am dara parce que ñun à la base on se disait que dañuy am bac ba pare quoi duñu def dara si amaguñu bac dem jaayante ba am bac nag ñëw université nag man ba ma amee bac déjà am bac ñu toog université ci lañ ne léegi nag mat na Sénégal daf ñuy xam ci lii wala mu xam ñu dinaa bon après si lañ commencé lañ def ñun la Boy Kane pare ñun la Boy Kane après foofu la déclic commencé Sénégal Let's Do It ak concert yi doon organisé université. D'accord, on va y revenir. On va y revenir. Si par la suite de votre carrière, parce que amna luma si marqué lu xewon digënté Mbour ak Joal, je pense Mbour. On va y revenir. Mais Dayza, ñaari groupe yu bari li leen di tas moom mooy yenn fans yu seytaane yi mel ne Pape Sidi ñëw si arada ko yow groupe bi yaa ko yor. waaw man wala dem si Dayza ne ko yooyu du ngeen koy faral di rencontrer. waaw loolu mën nañ ko rencontrer. waaye duma wax ni ñooñu la ñan laay wax ma ne maxaama boo ciy sàkku da ngay sàkku bi nga xamante ni bu mu nekk maxaama cerise garabu cerise dañ lay yëngal rek say doom wadda waaye sooy adduna booy am maxaama na nga dëgër ci maxaama bi na nga yor loo xamante ni maanaam maxaama garabu goy la ba ku bëgg a jot ci yow bu yéegul sànni du ko ci génnee donc aussi mu nekk ñoo xamante ni am na ñoo xamante ni dañoo oyof maxaama ba suñ leen waxee rek fët dañuy topp mouvance kon ñooñu dama jàpp ni dañu dëgërul maxaama rek ba tax ñuy diwee seen maxaama bi di ci mu nekk diwlin bu ñu def ndox tey doomu aadama la yàlla bindee noonu bëggul lu neex dafa am ñoo xamante ni dañoo làmboo ci maxaama seytaan si dañ ci toog maanaam tey lépp loo xamante ni yow def nga ko ñoom muy nice ñoom bëgguñu mu nice à tout moment dinañ jéem a indi seen critique boo xamante ni dañuy bëgg mu tas dañuy bëgg mu yàqu donc aussi yow nag yow mi nga xamante ni yaa ci ne na nga xam ki nga doon na nga xam li nga bëgg ak na nga xam ñan ñoo la bëgg ak ñan ñoo la bañ boo demee ba xàmmee leen dund ak ñoom du jafe su boobaa di nga gën a mën a xam naka ngay dundee ak ñoom waaye tout en restant yow ci boppam yow nga xamante ni yaay conscient ci sa bopp xam ni man mii kat lii yàlla dama kaa boolele ak diw ñun ñaar ñoo ko wërsëg lenn rek laa mën a def mooy man ma si jootal ara si jootal ma si jootal bi nag mooy man nangul ko boobu du yàq dara ci sama rëy si li ma yàlla may su ko yokkul moom it nangulam ma du yàq dara ci li ko yàlla may bu ko yokkul waaye su ma ko bañalee amaana maa ngi dund safara te yëgut ma ko wala moom muy dund safara xolam di jeex te yëgu ko su boobaa bis boo ko si jootulee rek yàlla dina la garaade yokku la ba pare dëgëral seen maxaama moo tax ñun loolu yëngaluñu. Très 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 pertinent. Donc on va parler de maintenant benn histoire boo xam ne dafa marqué te bëggoon naa nit ñëpp bàyyi si xel mooy bi ngeen demee concert je maîtrise pas l'histoire damay jox un aperçu rek xaw ma Mbour la xaw ma Joal ngeen dem organiser concert ñëw jouer concert bi teg tas ngeen daw dugg si biir kër yi laxatu ba nit ñi ñibbi ngeen ñëwaat démonter podium bi nettali leen histoire boobu fan la booy da ngeen a yàgg galère nag racontez-moi cette histoire. mais loolu ba xam nga lan moo koy def. lan moo koy def su fekkee ni da ngay ànd ak say xarit parce que tey jii du ma ni ñi ñu wër yëpp suñuy xarit lañ te li ma la wax si man ak moom si jàng bi ñuy jàng. primaire ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñu wër ñu ci bëri primaire la ñu bokk donc de ce fait comme ñun ñëpp ay gars lañ duñu star quoi en fait mënu ma nekk star si kanamu ñoom duñu star sama kanam. donc ñun ñëpp ñoo yemoon même pied li may yanu moom lay yanu li ñuy def la ñuy def donc amul woon benn niveau bu ñu lay jël di la tóoj di la sijjootal di la maral say tànk ak affaire yooyu comprendre de fait yéen da ngeen di waxante dégg da ngeen ciy nekk arrêt kaay jàpp ci bagage
donc loolu lañ doon dund léegi de ce fait suñu concerté ba pare dañuy concert léegi ñoom ñooy ñëw ci oto bi def affaire yi xam nga ñu génn ba génn foule bi parce que foule bi daf ñuy sonal foofu bu ñu génnee nag ba àgg gaale ba toog si meeku nag simmi yére yi nga xam ne moom lañ solo ci concert bi xam nga simmi yëpp teg ci suuf solaat suñu short sol suñu t-shirt fekk ñëpp ñibbi nañ parce que day nekk ay 4 heures du matin Pape si laatu woon si garab yi arab bi mu doon yuuxu wala bi mu doon bégg day mën a taxaw di ko gis ne naan mais arab mooy jàpp podium bi lee di ko tas après dañuy suufuwaat ñëw ci ginnaaw ñëw taaj ci podium bi defar affaire yi taaj affaire yëpp teg ko ba affaire yi nekk fi mu war a nekk ñu daal di jàpp daang mën nañ sax dox bu ñu dem mais loolu yàgg na quand même loolu yàgg na bon loolu yëpp te même bu dul loolu artistes yu bëri am nañ luñ am nañ vécu quoi ci affaire yooyu donc ñun nag loolu teel a dund si concert te newuloon concert plein air kese même concert payant sax yi nga xam ne dañ ko doon def CEDEPS au début parce que dañu fekk Mbour nekkoon jamono joo xam ne pour ku fa teg concert payant nga teg si dëkk bi dafa rare en fait artistes yu bëri ay matinée lañ doon teg mais nga teg concert plein air ak nga teg ko si benn espace boo xam ne semi couvert la comme ay CEDEPS di ko fayee ko loolu amul woon donc après ñu ñëw tëgg ñaari yoon ñetti yoon ci terrain bi rek ñu ne léegi dañuy dem CEDEPS entrée téeméer la ñuy def loolu comme li mu wax rek mënul firi lu dul loo nekkul taalibeem mënoo nekk sëriñam yëpp parce que mbir su nekkee dafa war a barkeel faw nga tax da nga koy liggéeyal boobu nga koy liggéeyal que suñu mag ñu baax ñi fi nekk ñëpp que ça soit maam Borom Touba que ça soit maam Limaamu Laay maam Mawlana Ibrahima Niass yàlla ranko ñëpp ñi nga xamante ni tey ay kilifa woon lañ seen démb bi muy door a doon jël ba ñoo doon sikaral seen bopp sikar si suñ amaanoon benn wala ñaar waaye bi ñu demee ba nga xamante ni lépp meññ na mujj gi dañ leen a sikaral waaye buñ ci njëkkul woon tey loolu yëpp duñ ko am donc tey boo tëbee tëb rek toog nu mu neexee ni rek nga jékki-jékki rek ñooy la paf am affaire yaa ngi nii xoolaatal sa bopp ndax amaana sax doo fonk ni nga ko war a fonkee ndax yow sonnoo ci loolu tey benn Pape Sidi bu jógee Kaolack dëkk Diourbel dem prouver Kaolack ba mu leer duggaat biir Dakar am na yenn guddeem yoo xamante ni tey bu toogoon fii mu toog tey di leen ko nettali maanaam di ngeen ko sax ndeysaan gën a fonk waaye loolu yëpp li mu tarbiya la ba yàlla may ko li mu am parce que liggéey boobu mu bëgg bi mu ko bëgg moo ko may loolu mu wàcce boppam tax muy préserver image bi ba buy def lenn sax day bàyyi ba mbooloo ma dem mu def ko mais suba lii la koy attanu sa kàllaam daa diis comprendre nga nee na dafa diis nee na donc ci biir rootee la quoi bàyyi c'est que kii Kaffrine lay naanee quoi moo tax waaw continuer parce que man je crois que ni may waxee nii nit yëpp ñu ngi koy ça va yaa ngi conférence de yow yëgoo ko booy wax da nga tellement ancré si personnage boobu ba doo si génn man la waa ji wilaan rek laay dégg kon de heureusement ba li may nekk di def kon nekkul kon tricherie quoi li may nekk di def dafa nekk ci man ni naturel kon loolu naturellement moo tax may waxee noonu nee na ak dégg wolof yee waaw loolu rek laa mën a dégg ndaxte wax dëgg yàlla de Sénégal la Pape si des fois commentaire yi danañ ci kii dañ ci tibb non commentaire yi xam nga moo tax du ma si tibb parce que après émission bi dama koy posté te léegi boo liiree commentaire yi te boo ko posté waatee ak IGTV duñu la wan commentaire yi donc da ngay mujj nekk loser ok loolu moo tax des fois bu njëkk bi dama leen doon wax naan leen bàyyi leen saaga yi bu leen wax ju ñaaw parce que commentaire yi da doon des mais léegi gaawul boo demee IGTV lépp la ñuy dégg je m'adapte au fur et à mesure alors bëgg naa xam yéen ñaar bi ngeen tàmbalee rap ba léegi maa ngi dégg ñu ngi leen di clash mais clashu leen ni yéen bu ngeen clashé di ngeen am buzz di ngeen am tur nit ñi dinañ leen xam mais bi ngeen clashul lan la leen jural bon ñaar la benn jour maa ngi wax ne clash artiste bu ci nekk am na ñoo xamante ni dañu pour expliquer juste rek ci mot clash boobu avant may ñëw ci li ngay wax ni parce que tey jii boo seetloo am na ñoo xam ne ñu ngi clash mais souvent duñu xam vraiment fan la ñuy toucher pour clash ni gis nga boo demee ci américains yi xam nga tey bu ñu neen Eminem dem na bay clashanteeg Mariah Carey xam nga
tey su ma toogoon man ni bañ ne ara day ay décembre lay clashanteel wala Queen Biz lay clashanteel dina am ñu tël ne ma yow doo góor ba nga dem ba mën a nekk jigéen di ko clashante donc ñooñu di dund mu clashante boobu ñooñu xooluñu ci liir bi doog a judd bu fekkee nee na leen ñeew wala dara lu leen neexul ñu mu clash ko comprendre en plus de ça hip hop fi mu jugee du dëkk bi nga xam ne fii lañ dëkk ñun hip hop mu ngi jugee États-Unis la jógee Bronx la jógee mu ngi jógee dëkk yi nga xamante ni dañu amul ay affaire de arrière pensée ci nit ki mu may saaga wala ñii ñu ngi def lii donc comme ba mu jógee ci dëkk boobu ba ñëw nag ñun su ñëwee suñu réalité buñ ko deful niñ ko war a defee rek day jur tee santé day jur dàgg santé te ñële buñ demee ba di la clash dañuy xool fan moo gën a touchant si sa xol bi fan lañ lay laal nga xamante ni buñ la fa laalee yow soo tëddee nalaw yeewu sa xol bi ak wala nit ñi yëgal la ay dossiers yoo xamante ni c'était top secret yow yaa ko xam ak say famille yow yaa ko xam ak say xarit buñ demee ba di la clash 1 dañuy dem xool sa jabar mooy kan di ci tudd buñ demee ba di la clash 2 dañuy dem xool sa papa sa yaay nan ngeen dundee woon si pauvreté bi ngeen nekk ak tey ñoo di star bi ngay ñoo di lan nga doon tey Pape Sidi maa gën a am na kër waa déedéet am na ay rakam yoo xamante ni amuñu wala peut-être génn guñ si ñu ne la kon li ngay jaay waroo ko jaay ndax yow yaa ngi dimbali ci sa rax ñi sonn donc am na ay dossiers yoo xam ne buñ si duggee bu baax a baax dañuy dem ba ñun ñin la sa sutura donc te classe li ma lay wax nii yëpp mooy élément de base yi nga xam ne américain buñ lay classe dañ koy dem wër dañ koy dem seet dañ koy dem saytu ba nga xamante ni day nekk benn dossier boo xamante ni exactement Pape Sidi lay doon léegi nag Pape Sidi kaay ma génne la sa dossier te dossier yooyu noonu après suñ ko génnee Pape Sidi y aura 4 personnes yoo xamante ni dañuy découvrir sa vie dañuy découvrir sa secret léegi loolu soo ko wuññee nga xool ñooñu li ñu gëm ak yow li nga gëm est-ce que di nga xool ni man est-ce que jaar na ko quoi bu fekkee buzz la nga ni est-ce que buzz dina ko jaar ndax su ko jaree après lu may après ma defal ko nit ki ba pare après ma dem tëdd nalaw conscience tranquille léegi ñu ne waa mais yow nga xool si diine bi nga gëm mu nekk chrétien nga mu nekk jullit nga ak loo mënti gëm di nga tëdd nga ni pourtant lii de Jésus digaluma ko wala nga ni pourtant lii de yàlla digaluma ko parce que lii nii su fekkee rab laa bëgg rek wala dama bëgg a génn si musique moo tax ma koy def amul sens donc de ce fait ñu lii ñu xam ni yëpp ci classe nu muy demee li ñu xam yëpp ci dossier nu muy demee li ñu xam ci recherche nu muy demee si wax ju ñaaw nu muy demee si seen technique ki nu muy demee si sosal ko parce que bu fekkee ni jur na fen ñaar boo demee ba dossier yi jeex après da ngay sos léegi boo demee ba di ko sos loolu yëpp dafay dem à l'encontre de ce que tu crois li nga gëm de ce fait après da nga naan est-ce que jaar na ko donc léegi maa xool sama wéy fan laa koy jëmale su fekkee wéy bi classe la parce que boo xasee ba classe benn yoon beneen yoon boo classe bi dañ naan da ngaa ragal wala parce que bënatoo classe parce que sa waay daf la jekku donc yow sa première bi bu dalee rek ñaareel bi ñett wax naa la ko te dinaa la ko wax man mës nañ ma classe tak ci guddi gi ma bind ñaari son classe ma dem ba ci lendemain bi ma seet parce que man damay ni may neewee laay ne si mën naa mer mais après day romb après ma ni noo jaru ko parce que boo tontoo benn suba keneen dina ñëw ne la sa bët bu rëy bi nga war ko tontu keneen ñëw ne la sa bëñ bu ñaaw bi nga war ko tontu donc après da ngay dem ba da ngay sonn après si lañ wax ne ñun amuñu temps classe xam nga lan lañ am temps def benn sound bu nice parce que ñu ci bëri mënuñu def sound thème bu mu siiw ñu ci bëri mënuñu def sound thème ba toj dëkk bi ñu ci def bëri mënuñu def sound loo ba toj fii am na artistes yu bëri nekk Sénégal mënuñ def benn son loo ba mu neex Sénégal yëpp mënuñ def benn son boo xam ne dañuy way seen yaay sax ba mu neex seen yaay nga bëgg léegi nga ni kooku ngay classe te amul sens après tu te dis xaar ma Alors, ma question, je vais la reformuler. Parce que comprendre na li ci yeen parce que c'est pas la première fois ma len di interviewer ngeen may wax ne ma ñun on préfère ne pas clasher dafa am luñu gëm ma len est-ce que tok ñaka clash bobu ngeen ñaka clash te pourtant je sais que yag nañ len indil ay tous ay biri kabalen ngeen jot xeer yi parce que 3G répéter 2G nga yor 2G yeen yor 1G nga naan wa d'accord man yeen clash yi ñu leen di clash des fois je sais que dafay métti mais yéen du ngeen si bëgg a répondre mais léegi ñàkk réponse boobu déjà lan la leen indil est-ce que bi ngeen toogee ne clashu leen est-ce que am na lu mu leen jural lu gën clash. waaw man clash bi ma ñàkk répondre classe la ma indil quoi ma am classe comprendre nga. classe bi nga ñàkk waaw loolu rafet na vas-y continue. waaw classe bi ma ñàkk répondre classe la ma indil responsable la ma indil
nit yi respecté ma da ngay dugg fii soo xoolee nii ci commentaire bi et je respecte les gars qui nous suivent boobu ba tey wax ak boobu bàyyi leen saaga yi parce que ñun saaga wuñ leen te duñ ñu saaga yaakaaruñu ko loolu kon classe la ak respecté ñi ngay waxal te xeex bi nga gis moo gën a mag ci kaw suuf xeexu Poutine la ak Trump te jugul kaw est-ce que comprendre maanaam yéen ay missile sol ngeen yor quoi da ngeen di liggéey gars yi kon moo tax gars yi duñ jox seen tur. yee Pape Sidi yow bis bu ma demoon ba jékki-jékki def la sànni la benn pic bu diis gàmm te tudd ma sa tur waxuma yow nga ñëw tudd sama tur dinaa ci jàngatee ni da ngaa faible te laal naa sa xol ne la waa affaire ñàkk fayda yooyu ngeen dugg. yee d'accord. nee na waa. xam nga taaxale la da ngeen ñàkk fayda da ngeen ñàkk fayda yéen. waaw da ngeen ñàkk fayda c'est que ñu bëri dañ leen xamul mais da ngeen di jàpp rapport yi di leen kekkantoo. di def ay son di leen indi ay son. c'est que loolu nit ñi duñ ci bàyyi xel. mais dañ leen di classe ngeen nekk fa di reetaan di wax ay waxu ñàkk fayda di leen jàpp kaañ. non xam naa leen. waaw boo ñu classé nii ba pare wala nga def lu la neex ci sound boo ñu fekkoon ci kër gi yow da ngay rey parce que ñun dañ koy mbalagante suñu biir. non bul dëgg barki Baye Niass dañ koy reetaane en fait. c'est que ara reetaanu ma la de tey sa laay reetaan lan la leen classe bi indil mu tontu ba pare affaire bi yeggut mu génne kaasu Nescafé bi naan d'accord naa waaw merci. juróom. non mais vrai connard mooy yow. non mais tu es un con mais vraiment con en fait. sànq lan laa la wax nee naa la buñ la li njëriñu classe bi xam nga lan la classe moo tax ma ne la nii classe. ça c'est la classe. Pape booy jël na booy laajatuma leen dara léegi day leen seen émission non mais kii kono quoi non. waaw vas-y booy déjà jeexala ara. waaw. ara jeexala bàyyi ma jeexalee ko foofu parce que amuluñu njëriñ so ñun li ñuy wax rek mooy que ni dash hip hop comme li la sa waay wax. guerre bi gën a mag ci àdduna bi jamono ji bal tàkkul te yow xam nga ni guerre bi gën a mag bal tàkkul. ñu jugee ci 45 lañ ñu non mais léegi lan moo jaral ñu tabax suñu immeuble yi ba pare dóoraat ko ay bomb immeuble yi daanuwaat buñ paree wala tabaxaat immeuble yi de ce fait ñoom ils se sont dit que ni léegi guerre bi dootul am ay bal bomb quoi ay bal perdu la comme daal da lay rey ci mayen kay. so ñun am nañu chance bokk ci artistes yi nga xamante ni kenn duñu classe ci benn domaine musique ci lii lañ mënuñu lii lañ mënuñu lii so Sénégal mën na ni waa Akhlou Brick ñoom te ñu ngi seen wéy ñu ngi seen hip hop ñu ngi seen temps ñu ngi seen lii te dinaa la jox benn wax tey. non am na ñu leen di classe ci domaine musique yéen ay waxu mbëggeel rek ngeen di wax. loolu amul ñooñu moom rappeur ñu ngi koy wax yéen moom ay groupe love ngeen yéen da ngeen a ragal ay musique ragal la ngeen def ay love. du melomaan te du ma ko wax. Pape Sidi ne ko mu dem déglu album Hello World bu ko demee dina fa fekk loo xamante ni du ci fekk love da ciy fekk lu koy jëriñ yaayam jëriñ papaam jëriñ doomam bi muy gis so loolu amul njëriñ li ma la bëgg a wax mooy que ni dama la bëgg a wax ne la carrière musicien dama lay même carrière musicien xam nga kañ lañ koy xam pour ñu wax ne yow yaa fi ne yow yaa fi mën yow yaa fi nekk xam nga kañ lañ koy xam. c'est 50 ans soo amee 50 ans soo defee musique ba am 50 ans. nga la ñuy doog a toog xam ne yow yaa fi nekk. tey dama lay jox exemple buñ nee Nas buñ nee Jay-Z buñ nee Wareb suñ demee ba am 50 ans ñu xool Eminem xool leen ñoom ñëpp ñu toog fi si la ñuy xam kan moo fi nekk si la ñuy doog a joxe nag top artistes yi xam ne ñii ay légende lañ. so boo demee si mbalax bi bu ñu demee ba am 50 ans ñu xool Baaba Maal xool ñii xool Youssou Ndour xool
ci la ñuy door a xam kan moo fi nekk te pourtant au début mën na am lu nekk ñu leen di tëkkale kii moo fi man nii moo fi nekk mais buñ demee ba am 50 ans ba taxaw yow Pape Sidi dootoo distinguer buñ ne kii moo fi nekk et je vous le dis nañu bàyyi ba am 50 ans ñu xool hip hop Galsen kan moo fi nekk. Donc, ce que je comprends de ce que tu es en train de dire, on donne rendez-vous avec l'histoire en 2020, en 2035 ou en 2040. Merci. Yalla ñu fi Yalla bàyyi ñu fekkee ko ñun ñëpp. Comme ça ñu ne waaw ñii kat nangam ils avaient des responsabilités. Yalla may gudd fan di la wax ni la toog ci kaw aayul mais nga foog ni yaa ngi ci kaw loolu moo aay. mais rab bi nag dafa bëri ay king de. nga toog ci kaw aayul ku mu neex mën nga toog ci kaw waaye bul foog ni mukk yaa ngi ci kaw. D'accord. On va maintenant parler de chiffres. Parlons de chiffres, les gars. Hello World, vous avez vendu combien d'albums? Vous avez vendu Hello World. ñaata album la ñu jaay. ñaata album bi ñaata lañ ci jaay. non yu 100 000 moom mu ngi ci centaine d'albums. Donc 100 000 yi yàgg na 100. waaw loolu suñu répertoire bi rek buñ ko ubbee am nañ 100 connaissance bosu Ara am na 100 bosu Niass am na 100 bosu Cheikh am na 100 stratégie la pour ñeneen ñi buñ génneetee boo xam ne bu 100 000 la nañ yem rek ci seen répertoire am nañ ay nit yoo xamante ni mën nañu jënd album bi buñ ci xoolee mën nañ ci génn kenn ku ci nekk personnellement 100 personnes woo leen par téléphone ne la sama album génn na 100 000 laa la koy jaayee mu ñëw jënd. D'accord. D'accord. bu ko defee nag mën ngaa doubler ki nga xamante ni moo ngi jaayee bosam 2000. ci benn sax yow cours de marketing nga bëgg a defal nii wala da nga leen di. baax na dañ leen di wax. non lu muy jaay lañu laaj ma koy. non c'est que day bañ gars yi def ko après ñu ne waa Akhlou Brick ñoo ko njëkk a def. amoo Désiré bi muy def nii day ñag boppam. dégg nga. ma ne li ngay def nii da nga koy wax ba mu leer comme ça ku ko def ñu ne Akhlou Brick ñoo ko njëkk a def yéen da ngeen di toppandoo Akhlou Brick. jarul toppandoo yaatu na ñun xam nga rek garaawul ñun li ñuy toppandoo ak a bari. man xam naa sa stratégie bi de li ngay def nii mooy ñàkk sa bopp mais parlons de chiffres concrètement sincèrement est-ce que cet album a été vraiment vendu est-ce que jaay ngeen si li ngeen si doon xaar parce que ak da ngeen ko génne waroon def concert de présentation bi au CICES après finalement le coronavirus est venu ba à la dernière minute man j'y croyais vous y croyez que ni dinañ concert bi mais par la suite corona bi mujj éradiquer lépp. Est-ce que depuis l'époque de la pandémie am ngeen ay retombées ci album bi gars yi ñu ngi koy déglu est-ce que gars yi ñu ngi jënd virtuellement est-ce que vous avez des chiffres est-ce que physiquement vous avez des chiffres parce que 100 000 moom xam naa ne mën ngeen ci jaay sax 500. retombées ñaar la. côté xaalis ak côté écoute accessibilité. donc tey on peut dire que ni on a une totale satisfaction en matière de jazz li nga xamante ni jaayee nañ ko sant nañ alhamdulilah macha allah te buñ sañoon mu gën a yokk. mais li nga xamante ni moom mooy album bi ndax nit yi déglu nañ ko ou pas au moment où album bi war a gën a toll ci promotion yàlla dogal la am jaam pexe rek la am. ci la mbas bi ñëwee. suñu premier concert bi nga xamante ni moom lañ naroon a teg au niveau de Dakar pour présenter li nga xamante ni mooy album bi. C'était au CICES le 28 mars 2020. Yàlla def avant président Macky Sall di génn ñun ñu xool xam ne nous sommes des citoyens te ci réew mi nañ bokk du ñu xaar ku ñu ne annulé leen lii. malgré toutes les finances que nous avons fait. ñu daal ñëw ne ñun kat ñoo pare pour ak li nga xamante ni mooy concert bi ndax bëgguñoo ak dafa gaaw te dafa sew te bëgguñoo lekk ak jàmbur. moo tax ñu aj ko. waroon a defaat concert au niveau de Tambacounda ci seen stade régional c'était pour le 3 avril. ñoom Niass ak ñoom Bouna Ali ñu ngi fii Bouna di leen nuyu. ok ñu ngi leen di béggee ñu waroon defaat beneen concert au niveau de Kolda ci seen stade régional le 4 avril ñu daal di koy aj waroon a defaat aussi beneen concert stade bu Fatick muy 4 concert far affaire bi ñëw ñu daal di koy annuler. lii moo tax si suñuy stratégie bi ñu bëggoon a adopté wu. du moyen du wut dara mais yàlla moo fi indi benn balaa boo xamante ni il fallait que ñun ñu def recul pour mieux sauter ñu santaat ci yàlla benn yoon ndax moom moo ne benn jalaal bu mu la teg am na fukki jamaal yuy ñëwaat ci ginnaaw
donc loolu la ñuy xaar incha allah ñu ngi ñaan mu teel a jeex ñu continuer li nga xamante ni moom mooy suñu projet. mais seen ay spectacle est-ce que ëppul li mu leen génneel album Hello World parce que su ma calculer rek ne 100 album ngeen jaay 100 album bu ci nekk benn 100 000 ngeen ko jaay ça fait 10 millions te yéen entre diggante jeudi vendredi samedi da ngeen doon am ay plusieurs spectacles yu ñu leen di fay xaalis est-ce que impacté wu leen aussi est-ce que vous n'êtes pas impacté par rapport à la vente de vos albums parce que impacté ça fait référence toujours à xaalis wala bi non j'ai calculé on a calculatrice mu ngi nii 100 000 multiplié par temps ça fait 10 millions. c'est vrai Pape Sidi bon ñëpp ku ci nekk ci Sénégal boo ko laajee mun la dama impact. melentaan yi bilaay fas yee doon romb may leen dara ñu xéwalu ci fas yi lekk bon li ma lay wax mooy impacté wu nañ loolu kenn du ko miim te boo seetloo fii Sénégal ñu bëri artistes yu bëri dañuy génn di wax dama impacté wu. Mais attends, je vous dis, nous, Akhlou Brick, nous sommes premier artiste pour annuler tournée au Sénégal. Après, Macky Sall, président de la République, nous annuler rassemblement. Akhlou Brick, nous avons tes propres grès, nous avons annulé l'affaire. Si vous avez avant le 2 mars, vous avez vu un panneau Akhlou Brick à Dakar pour son concert au 6S. Donc, di nga gis ni Akhlou Brick publié na ay tickets yoo xamante ni daf ko waroon a génne jox ko nit ñi pour jaay leen ko ci concert si ses waa Tamba def seen ticket def seeni affiche ñeneen muy Kolda muy ñeneen attends su fekkee ni artiste boobu moom moo am loolu yëpp def ko ba pare te génnul fenn wax ni dama def lii dama impacté si lii kon soyons raisonnables xam ne dëkk bi moo tollu foofu donc ci côté impacté wu du lu ñuy génn di ko wax mais Sénégal bu xoolee rek dina xam ne Akhlou Brick de ci côté hip hop moom moo fi nekkoon seul artiste bu def événement bu mu teg wane ay affiche rek affaire bi ñëw. te góor du gaaw yoo. non mais nag yàlla moo ñu ne alhamdulilah ala kulli haal mooy lépp loo xamante ni teg na la ko rek da nga koy nangu boo ko nangoo rek leneen ñëw te leneen nag ku ne mën na koo indi jaam bi mën na koo indi yàlla mën na la ko joxal loxoom donc lépp ci Sénégal la génn nañ fi ay milliards. nit ñi dem nañ fi parler artistes yi nee nañ dañ leen di jox seen part ñun nag la ñu yàlla bindee mooy tekk te job mooy tekk dem liggéey mais du ñu daw si benn fond wala ñuy daw si benn xaalis naan dañ ko moom wala jox leen ñu ko wala maa ko moom donc il se comprendre nga ñun noonu lañ ñu xamee mosuñ ñu dégg sax. je comprends waaye mosuñ comme nit nag bu la yàlla bindee noonu yenn saa nit ñi ne la waaw mais du ngeen dem ngeen wax ni am ngeen lii wala yi da ngeen ñu ne leen mais pourquoi le faire. ñun li ñuy def defaluñ ko ku tëx defaluñ ko ku gumba nit ñi ñu ngi gis nit ñi ñu ngi dégg donc c'est à leur tour nag ñoom ñu juger comment le faire comment nan lañ koy gisee donc ñun moom that's working loolu rek lañ xam. Qui fait quoi? Après avoir été vraiment impacté, parce que ça, c'est au vu et au su de tout le monde, vous avez pris de l'argent et vous êtes parti à Mbour et vous avez fait le tour des Dara. Vous avez même eu avant ben élan de solidarité. Si yéen la njëkk a gisee groupe de rap bu dem jënd ay lot yu important fekk daara yi xaalis boobu da ngeen ko kolo ci fans club yi wala seen xaalisu bopp la. Comment vous avez fait pour organiser ces dons? C'était combien en chiffres? Bon, li man maa la si tontu bi aj ko nag. chiffre bi moom bàyyi ñu aj rek. non xam nga li ma koy wax sax mooy bon ñun yàlla daf ñu dimbali si li ñu am dañ ko mës a bokk ak ay nit c'est pas la première fois la ñuy ñëw di jënd ay affaire di ko joxe photo moo wane rek mais dañ koy def sax muy pépinière Mbour bi mu nekk leneen mu nekk ak yeneen organisation yoo xamante ni si côté diabète la ñu nekk di xeex parce que ñun ay ambassadeur lañ ci Wear Africa boo xamante ni ñun dañ ciy ñëw di contribuer même weeru koor bi si c'était pas le coronavirus dañu war a dem hôpital bu Mbour pour joxe fa ay lekk ak ay kii parce que chaque année donc ak leneen loo xam ne duñ ko wax parce que yàlla xéwalee nañu beneen bi mooy ñun yàlla dimbali nañu li tax ñu def ko mooy malgré qu'on était impacté si côté coronavirus début janvier dañ participer si benn pub ak benn contrat bu ñu lié ak Nescafé ak UPay yàlla dimbali ñu nekkoon ñi nga xamante ne ñooy ambassadeur Nescafé ci début janvier bi mu doon def juróom kase bon yàlla dimbali ñu xéwal leen ñi nga xamante ni on a pu gagner quelque chose donc même sax li nga xam ne moo nekkoon ci concert bi
on pourrait même gagner plus ci li nga xamante ni yàlla mun xéewal la ak wërsëg la bu muy may jaam bu ci nekk on s'est dit que nañu def dara jël affaire yi génne ko dem may si doomu aadama yi parce que soxla nañ ko te tey ngay seetlu ni tey la ko nit ñi gën a soxla parce que tey la àdduna tey la dëkk bi gën a dëgër tey la àdduna bi gën a dëgër tey ngay romb si mbedd bi koo xool rek da nga koy gis mu sañse ba jeeg sax mais boo ko xoolee bët sax mu ne la bàyyiwuma dara kër ga mu ne la awuma dara kër ga te tey da nga koy gis c'est des centaines de personnes dans la rue ngay gis ni ñi ñëpp dañ ko soxla tey mu leer ni kon yow mi mën a jël dara di ko jox daara yi bu la yàlla dimbali woon ak xéewal gu bëri duñ ko gën a jël gën leen ko jox parce que ñoom ñoo ko gën a mérité. Déjà en chiffres. waaw damay waxaat rek. pactole bi ngeen yóbbu si daara yu bëri ànd ak préfet defe naa bu Mbour. ak quelques autorités ngeen ànd ak ñoom. J'ai vu les images, j'étais fier. Bon, j'étais en train de faire une émission Covid-19 sensibilisant. J'ai fait passer même les images à la télé en disant, regardez l'exemple de Akhlou Brick Paradise. Voilà. Donc, j'étais en train de me dire, lolo, ça devait coûter environ, combien? Lolo, montant, 2 millions, 1 million 500, 3 millions. Non, grave, ñuy def. Xam nga, bo seetloo photo yi sax lu tax mu feeñ. Maanaam lépp looy def rek dafa war a am li nga xamante ni moom mooy seede maanaam nit ñi buñ ko tegalee boolu ceeb mu dem ci kër nekk fa gan buñ ko tegalee boolu ceeb bu lekkee ba desal rek seede boobu desal bu desit boobu day seedeel ki toog bu ne kii kat suur na waaye boo ko lekkee ba te fuuf jeex tàkk mu xool du ko wóor ndax suur nga am déet loolu rek moom moo waral suñu photo yi génn pour ñu xamal ne ñii kat au moins def nañ waaye ñoo ngi ñaan ñeneen ñi mel ni ñoom daal di roy ci lii pour mu gën a baax mais dañoo amul habitude toog di naan yëkkati naa tant de lii def ko ci tant de lii tey bu ma ñëwoon ne la yëkkati naa 50 millions def ko ci man normalement impôt daf maa war a topp damaa war a commencer di dagg impôt. si. yaa ngi dagg impôt da nga ko yëngu. ak boo impacté woo 100 millions. ci benn weer impôt daf la war a topp. dañ la war a bind ku fi bind ni da nga impacté 100 millions dañ la war a noté. léegi chaque weer day gagné 100 millions dafa war a fay. est-ce que comprendre nga. donc. il faut que ma sàcc wax gars yi benn affaire ne am na benn bombe boo xam ne ça va venir mais bon bàyyi ma yem ci foofu parce que sinon rek après gars yi bu ñu saytaane bu xamee fa nga jëm te mu kar alors les gars l'émission va bientôt se terminer il ne reste pas beaucoup de minutes 5 minutes album bi ça se passe bien et j'aimerais vraiment que nit ñi ni ma koy dégloo man album bi ñu dem dégloo ji ko noonu des fois nag ma yem si Baaba Maal rek après hello bi jàpp ma sama ma téye ko fa nag ba yegg fi ma jëm nee na man benn son rek laa mujj déglu dafa ma nekk fu quoi xam nga donc c'est un album plein de bons titres donc je vous invite vraiment à aller streamer l'album est disponible sur les plateformes de téléchargement légaux. Bismillah. album bi mu ngi si plateforme yëpp du fu ko gars yi bëgg a jëndee bu leen dem jënd yëpp album bi dugg na fépp. d'accord alors Dayza naka ngay dundee ak Dayza ci célibataire bi. tu le terrorises j'espère. bon man nag li ma leen di conseiller mooy marié bu ne na dëkk ak célibataire dafa neex. def yow am nga sa benn copain célibataire boo bokk foofu pour yenn saa yi boo bëggee raasaat dawaale gisaale ko ñëw rek ba wékk ko lépp ngeen toog waxtaan. non kii moom mooy jàppale ci PlayStation bi. non ndeysaan. xam nga boo amee gauche da ngaa war a am droit man kii mooy sama droit quoi. ndeysaan. non yow kii ku baax la. Dayza noppi amoo parole grand yi di wax da ngay noppi. man de lenn moom laa ko bëgg a wax. ara yow Dayza noppi ara nee naa la nga dimbali ma ngir yàlla nga vidéol ma ko wala nga filmer nga fotol ma ko muy ataaya. yow waa léegi Pape Sidi kaay ma wax la nag. dimbali ma nga fotol ma ko wala nga vidéol ma ko yow amoo parole. boo ñëwee di sellal si kim naan ay. Maolana yàlla dogal laa la bëgg man loolu ragalu ma ko. waaye waaw bàyyi ba sa 2G bi taxaw.
xaaral ma sa deuxième bi taxaw rek ndax instant bi moom connexion la déglu ma ma ne laa wax ma ne man yàlla dafa def célibat la boo xamante ni marié may ataaya déedéet marié mooy togg jox ma lekk ñàkk jom rek moo may jox ma naan xam nga dan laa yor rek day ñëw naa ma lu tax day ñëw parfois lu tax doo togg mu tax mën a togg ma ne ko man su ma duggee ci waañ bi rek ci sooli naa damaa amee sinusite attanduma ay saxaar yow nag yow mi yàlla may bakkan yu baax waaw ma ne ko toggal rek di ma jox may dóor Pape Sidi waaw boy kii da di xale ba pare maa may wéttali sinon bu dul woon man heure bi billaay wallaay laa la wax nii de tëddi na kii bu dul woon man heure bii nii tëddi na mais kii dafa am loolu tëddee ci kii dafa war a tëddi ci kilifa lu du yow Pape Sidi yow da nga ñàkk jom kii maa su yow dul woon ak dégg nga maa muy expliqué te su dul woon ak bone bu la meewu bone bu la waxal ak waa ji waay muy mel ne njulli ngay mel ne njulli ni mais en tout cas, content les gars, c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir et de parler de tout et de rien. On a appris vraiment que de bonnes choses comme on vous connaît. Stay positif, restez vous-même. Vous êtes vraiment des gens positifs, vous êtes vraiment des gens bien. Et je prie Dieu pour que Corona vous gère et nous refuse concert enfin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui seront déployées pour que concert Bob mun am. Concert Bob, je pense que mon n'a que concert. Bi wane deug Akhlou Brick li ñu wara def wala ni ñu wara bëgg def Sénégal. Ça va révolutionner encore les choses. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai vu les préparations man gars est-ce que c'est sûr que les concerts bi la wala match Real Barça les jouer Sénégal. En tout cas les gars, je suis très content de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Jërë ngeen jëf. Vas-y. Dégguñu ko ma xalla. Li muy wax bi kenn du ko kom ndax affaire day tag. non programme bi leer. Waaw. Yow rek lay dag. Parce que yoroon nopp kii booy maa ngi leen di génne sama direct dégg ngeen waa léegi wuy ñu woo ma waa ñu ngi leen di bëggee di remercier ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi fi nekkoon sànq ba tey aussi ñu doon waxtaan yëpp ñu ngi doon liiraale commentaire yi te dara déporté tout a été positif ñu ngi leen di lire macha allah ñu leen di delloowaat respect boobu ngeen di jox ñu ngi leen koy delloowaat bu baax a baax parce que loolu daf ciy baax ndaxte yaakaar naa ni dafa mel ne liñ leen jox rek ni moom ngeen ñu delloo donc aussi ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax di leen xamal rek ni leen am na ku may laaj ay top 5 de. top 5 c'est que damay bañ ma pare bu ko enregistrer mu ne ma non dafa dépasser 1 heure doo ko mun dugal loolooy sama problème instant yi nii waaw wax leen seen top 5 rappeurs yéen seen top 5 ñan la. Sen top 5 ñan la sen top 5 ñan la Ara Deiza Akhlou Brick Paradise waa génn leen sama émission jaay hamburger génn leen sama émission ri ngeen réew Je les adore, je les aime bien, ils sont exceptionnels. Akhlou Brick Paradise. Alors, si vous êtes des abonnés de Kiren avec Orange, prenez cette carte de crédit de 2500, c'est pour votre plaisir. On va vous l'offrir, c'est une carte de crédit. Demain, on aura Dip Dundougis pour votre plaisir aussi. Étoile 1, 2, 3, étoile 38, 32, 25, 82, 06, 19, 42 et vous faites jazz. Si vous êtes abonné de Kiren avec Orange, vous devez certainement savoir qu'avec le Jazz 220 Jazz, vous avez 100 francs pour Kiren, nous avons 15 minutes d'appel. Man le Pape Sidi, soyez là à 0 heure avec Dip Dundougis. Peace.